jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci lu soxal ñii di bànqaas bi ëmb ASP yu Sénégal yi dañoo ne ci mer ñetti fanu gerew la ñu daal di xëppati ba seen loxo lànkandaare li ni ñaaw lu mooy dafa am ci ñoom lu jóge téeméer ci ay agent ASP yu ñu daal di dàq lu ni mel nag moo tax ñu ni kon day ba nga seen loxo gi jàppal leen tànk kenn ci ñoom yor seen kàddu itam di Jamako Traoré moo yore kàddu union bi ëmb ASP yu Sénégal jokkoon ak ITV. dañoo pare le 15 février mars bi rek. puis le 18 février ñu commencé di jot ay lettre de radiation boo déggee nag lettre de radiation mooy maanaam dañ laa dàq ci loo xam ne yow xamoo sax lan moo war a ñu dàq la ndax am nañu yaakaar ne bu fekkee dañoo nekk ci dëkk boo xam ne bu dee da ngaa tooñ bu ñu demee bay jël ndogal di ko àtte di ko teg sa kaw war nañ laa war laaj la lan moo waral coow li ba nga yegg si fii ba tax ni ñoom dañoo jàpp ne da ngaa tooñ mais loolu yëpp ay amuñu ko dañoo jékki-jékki rek radiation yi commencé daanu ci seen kaw bañ koy soog a jot nag nekkoon nañ au nombre de 8 personnes par la suite ci la sëñ Abib Sakho yëgee coow li daal ne moom da ciy dugg dox ci tànk jàmm ci biir loolu fekk na décrété woon nañu une grève illimitée ñun ASP mais du ñu arrêté tant que 8 personnes yi ñu dàq dogaluñu leen sëñ bi waxtaan ak ñun wax ak direction bi woo leen téléphone assuré ñu nañu ni directeur nee na bàyyi na lépp mu sedd incha allah rabi ñun tamit nañu lever moo doon ba ñu lever moo doon ba ASP yi tàmbale liggéey par la suite la ñu gis radiation yi di gën a wàcc ci biir ASP ba ñu dem ba tollu fii ba ñu gis ni kat mbir mi ndax ta sotti ndax gisuñu lenn la cay nduróog li sotti ñu ne lii kat nag wax dëgg yàlla lu ëpp tuuru kon nañ jug xoolaat nañuy taxawee ci la ñu waxtaanee ba trouver terrain d'entente décrété 72 heures boo xam ne dañ koy toog banque suñuy loxo lànk ni ñi nga xam ne ñoom ñoo ca def suñu liggéey ji ñu war ko tàmbali semaine prochaine à partir de àllarba fukki fan ak ñett ci weeru avril jàpp alxamis ba àjjuma ñu daal def conférence de presse ko defee bu boobaa ñu xamal waa Sénégal ak le monde entier lépp li nga xam ne moo xew ci biir te ak injustice yi nga xam ne ASP ci boppam actuellement ñu ngi koy dund. li ñu bëgg ci autorités yi rawatina direction ASP mooy maanaam 92 yi nga xam ne dañ leen a dàkk sans condition tegaluñu leen dara ñu jëlaat leen ci nu mu gën a gawe. bu ñu génnee ci 92 yooyu ñu dugalaat leen ci na mu gën a gaawee ginnaaw président Macky Sall dafa joxe woon diggal ministre de l'intérieur ne na xool na mu gën a gaawee fii ak juin mu defar statut ASP boobaa léegi ASP yi amuñ ci benn dégg-dégg. muy ñii di ASP yi nar a dem ci ab gerew ñetti fan li ko tàmbali incha allah lii di àllarba bi ñu dëgmal xabaar yi wuy lu soxal li nga xam si moo di. dëkkandoo bu rafet diggante jullit ak chrétien ci biir Sénégal weeru koor gi tamit ñëw na gën koo fedd lim kuréel yi ànd nañu ku ci ne indi ay éléments ñu daal di àndandoo def ay ndogu di ko jox doomu aadama itam ndax koor gi dafa tombé diggante musulman chrétien ñëpp daal di bokk koor gu ni mel moo tax weer wi ji ñu ngi koy dundal ci association yi moo tax suñu reporter Seydina Alioune Sow def na doxantu ànd ak ñoom ci ndogu yi reportage. jullit ak catholique ñëpp ànd doon benn di séddaley ndogu li ni mel nekk na luy rataxal diggante ñaari diine yi. ñu booloo ngir gën a dëgëral li nga xamante ne moom mooy diggante jullit ñi musulman yi ak catholique u Sénégal chrétien u Sénégal dafa nekk lu am solo buñ ko defee nag dañ koy rafetlu wane ne lii mooy li ñu war ndax nga dugg kër Sénégal. tant que heure julli jotul war a dimanche jotul nga war a dem mees doo xam kan moo ci musulman ak kan moo ci chrétien ñu di ko rafetlu nag te xam ne loolu richesse la bu Sénégal am te dañ ko war a sàmm. naam réew mi ñëpp xam nañ ko ci dal waaye ndogu yu ñuy séddale nga xam ni bii mooy ñaareelu yoon muy am dina tax ba ànd bi gën a ñoŋ. ñoo ngi ciy séentu gën a rafet yi entre catholique yi ak musulman yi ñu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te Sénégal daal nañu jàpp ne ñun ñëpp ko bokk. di gën a rafetal diggante yi di def lépp ba diggante yi gën a ratax incha allah te on espère que jeunesse bi dinañu si jàppale et ku wax raffermir lien gis ne mën na jaar si jeunesse bi. xew-xew bi nga xam ni jullit ak chrétien ñoo si ànd. ñi ñu doon jox ndog yi dégg nañ ci lool ñoom ñii gis nañ ni mbir mi nekk na li gën a ñoŋal dëkk bi. rafet na parce que Sénégal bon naka jekk ñii li nga ko xamee quoi vraiment donc moo xam chrétien moo xam musulman donc cohabitation bu am rafet daal moom daal lu ñu seq gis nga. kon du bokk ñu diine mais dëkkin bi moom rafet na te nag loolu moo si gën a am solo même boo xoolee sur le temps des messagers donc c'est le même cas doon na dëkk ak ay yahud mais teewul amoon nañu benn entente bu am solo
kon donc loolu donc image la boo xam ne donc l'image du pays sénégalais quoi li ma nekkee donc le pays de la Teranga quoi vraiment. koor ren jii dafa tase carême bi jullit ak catholique ànd si defar benn ndogu ngir rek gën a rataxal seen diggante. leneen ci xibaar mi soxal dimbalante bi nemmeeku ni yenn saa yi mu jafe lool rawatina ñi amook laago war a jël oto yi ñëpp bokk muy transport en commun jël bus wala jël xëy na njëriñ jaay métti na ci ñoom lool donte sax yenn ci ay chauffeur ba yenn client ñu ngi leen jéem a jàppal tànk waaye yenn saa yi daal gis nañ ñi ameek laago moom ngir ñu jël oto yi métti na demal ca marché Castor foofee si fi la Aïssatou Kane def doxantu ànd fa si dina am bay reportage. ci rond-point Castor ba terminus jëppal jafe na loolu gis ñu am laago ci arrêt bus yi ñu bëri bañ see wax waaye soxna bu toog ci ab chaise roulante ay doomam gungi ko jéemul sax dugg ci oto bokkoo yi apprenti duñ ko bàyyi mu yéeg. boo dugal carapide dafa métti parce que la carapide daa fees ci wàlli apprenti du nangu boo amee xaalis bi du dogu taga ci damay dogu. lu sori tuuti Adama handicapé ba muy am juróom-ñaari at di ñu xamal coono yu muy daj ci bus yi. am ngay saay bus bi day yëkkat dafa jafe quoi métti na mun na may nga toog mais balaa mu dugg moo problème. ci terminus Liberté 5 bi teg nañu ay jéego ngir yombalal dem beeg dikk bi wëññaaku yi. bu ñu ñëwee dañ leen di may ñu jël même bu ñu yoree ay pousse-pousse sax dinañ xam ne mënuñoo dugg ak pousse-pousse bi ci biir oto bi mais ñun dinañuy fexe ut moyen ba dugal ko ci capot bi ba ñu mën a toog. waaw te duñu ran itam bu ñu ñëwee dañ leen di bàyyi. dawalkat bi di indi ay saafara. ñu am solution boo xam ne war nañ koo mën a taxawal ba ñuy dugg ci oto yi te duñ am benn jafe-jafe loolu moom xam naa ne dina xaw a jafe parce que bu fekkonte bi loolu dañ ko waroon liggéeyal ci oto yi fa ñuy liggéeyee oto yi war nañ faa bàyyi place boo xamante bi handicapé yi dinañ leen fa mën a sóoraale. mën suta am liberté bu fekkee dem ak dikk bi yomb la tax ba ñiitu réew mi ñaar si ñu yokk jumtukaay yi ngir yombalal woy laago yi seeni dem ak dikk. jaajëf soxna Aïssatou Kane xabaar yi wéy tey ganok jury du dimanche moo doon soxna Hélène Tine nekkoon na fi député nee na jamono ji tembe li mu gis mooy réewum Sénégal li muy doxee président Macky Sall dafa lajj tey sax dëggal na comme président Macky Sall ak lajjiteem ndax bu demee ba mbirum loyer bi fi mu toll nii tey ak dunduk askan jafe lool Hélène Tine yëmu ci yokk na ci ni ay logement dëkkuwaay nga xam ñoo koy tabax fee nga xamoo ca nootoom bu defu ndànk dina xëy màbb ñu ko jëfandikoo ëllëg ndax liggéey ba te guut ci yoon loolu lépp la Abdourahmane li jukki ñu ànd moom ci farmace taxaw temm ngir lépp lu ñuy jëfandikoo niki ñam ñu bañ ko jéggaane ñu koy bayee fii ngir bañ a dund njeexital yi nga xamante ni mën na tukkee ci jafe-jafe yi nga xamante ni seetlu nañ ko fépp ci àdduna bi di crise mondiale bi loolee la njiitu réew mi xamle bi ko bësuk indépendance su Sénégal Macky Sall ngi woo ñëpp ngir ñu gën a jox bopp produit yi nga xamante ni ci réew mi lañu koy bayee waaye njiitu mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail gëmul ne loolee mën na nekk fileeg taxawuñu ci li ko jiitu. Je veux qu'on nous rassure. dama bëgg ñu dalal suñu xel ñu wan ñu dëggantaan nan la ñoo def ba yegg ci dafa am solo ci ñun bu ñu mënul yegg ci autosuffisance ci wàllum ceeb ci misaal nan la ñoo mën a waxee ni mën nañoo dem ba moom suñu bopp kon ci wàllum dund gi man ni ma ko gisee mooy mënul nekk. Pour l'instant un vœu pieux. li nga xamante ni daanaka moom mënatul nekk kay mooy bëgg-bëggu njiitu réew mi ci wàññi njëgu loyer yi jaarale ko ci ab loi muy lu yombul dara ci gis-gisu président Macky Sall nga xamante ni tey jii pexe bu mu am mooy ku ci nekk am sa këru bopp di kër ndimbal jaboot muy xeetu kër ya ñoo tabax ca noto yoo nga xamante ni dalut xeluk Hélène Tine moo ngi avertissé ci ab njaaxum gu rëy foofee bu ñu deful ab taxaw seetlu. J'interpelle le gouvernement, j'aimerais que la presse même. maa ngi woo gouvernement bi bëgg naa sax taskati xibaar yi dem xool kër yooye ñuy tabax kon ci yoonu noto gi loolu scandale weesu ko loolee dina juri njaaxum gu rëy ci ay at yu néew ci ñu fay dëkki kenn xamul yan xeetu tabax ñoo fa amee Antoine faw ngeen dem gisi li fa xew damay laaj ana ñuy càmbar liggéey gi foofee ci ay at yu néew laa la wax di ngeen gis wala ngeen dégg ne leen ay kër daanu na fa. Et des maisons qui
qui risque de s'effondrer. mu ngi bokkoon service yi nga xamante ni seen liggéey mooy càmbar liggéey gi foofee suñu xoolaat liggéey ga fa balaa njaaxum gu muy yaakaar di fa am. On va se retrouver avec une catastrophe. moom Hélène Tine yëngu ca ginnaaw ba ñu gërëmee Abdourahmane Ly mi doon toppatoo wàllu lu mel Hélène Tine sax kàddoom jot naa jip jëm ci lu soxal mbirum rek jigéen ñi ak nekkin wi ak loi bi nga xam te ne bi dañ koo jël ngir bëgg a fexe ba soxna yi bu nu wanee lor liggéeyukaay yi gën leen mën a peek waaye itam gën leen mën a aar mu ne dafa jot jamono ji tamit ñu gën a farlu nag ba jëfe li nga xam moo fi nekk ci itam fexe nag ba gën a mën a aar soxna yi li fi am ñu koy jëfe ca bàyyi rek dugal ay loi ci ay tiroir ñu teewlu ba tey kàddu Hélène Tine ak Antoine Diouf. Et il faut aussi souligner que le Sénégal a ratifié la convention 183. faw ñu leeral ni Sénégal daa xaatim convention 183 depuis 2015 nga xamante ni kon day sàmm jigéen ju wéeru la kon waa bi bu ñu demee ba wote ko suñu réew day fexe kon jox bopp li nga xamante ne bind nañu ko ci boobule convention ñu xaatima léegi li des mooy ñu dugal ko ci code du travail ngir ñu mën ko doxal ci entreprise yi leneen li ma bëgg a def mooy ñaax kon pencum ndawi réew mi dëgg la ni jongante palum député yi daanaka yegsi na ba noppi waaye faw ñu fexe ba loi bi ñu doxal ko ci noonu dama ànd ak njiital Rena Fess mi wax ni dañu war a amal ab observatoire ngir kon topp ci doxalin wi. Suivi, oui, accompagner les femmes, le c'est suivi ça. de l'application de ces lois-là. jaajëf mu doon Abdourahmane léegi Hélène Tine leneen ci xibaar bi nga soxal mbirum politique am ba jàpp leen ni lu jëm élection yi dëgg ma élection législative te bu mu pencum ndaw réewum Sénégal waa PUR bokk ci coalition Yewwi Askan ñoom ne leen bëgg mooy wan président Macky Sall seen tàngaayi loxo maanaam fexe ba élection bu ñu caagee tey benn bokk yaakaar du am dara ca pencum ndaw réew ma opposition am majorité loolu lañ jàpp ni mooy pexe ka wax li mel mooy ki nga xam ne kenn ci bàngaas yi ngànk li nga xam moo di parti PUR Cheikh Ahmed Tidiane yu mu lay wuyoo moo ngànk lépp li mbirum stratégie la mu dénk Isidore Alexandre Sène. dañu ñëwoon fii tey Thiès saafunte ak suñu camarades yi nga xam ne ñoo nekk ci coalition ñoo nekk ci parti PUR saafunte ak ñoom sensibiliser leen redynamiser leen ñu gën a yokku taxawaay bi et loolu cela ne veut pas dire que taxawuñu parce que résultat yi nga xam ne nii coalition Yewwi Askan Wi am na ko fii Thiès wane nañu seen taxawaay. gis nañu ki nga xamante ne ni moo nekkoon ci jamono premier ministre nekkoon ci jamono ministre ñëw ñu jox ko je pense ñu ko jox mooy conseil économique et social ñu gis suñu camarade bi Mamadou Djité tëccu ko ci waxin bi nga xam ne ni moom Khalifa Sall di waxee tëccu ko ci tëccu yu doy waar donc loolu dafay wane rek ni waa parti PUR am nañu taxawal ci Thiès. coalition Yewwi Askan Wi am na taxawaay ci Thiès donc ñëwuñu pour wax leen ne leen taxaw leen mais dañu ñëw pour yokk leen doole. waaw da di rek am na lu ñu xam te xamu leen ko am na lu ñuy wax ci presse bi ak lu ñu dul wax ci presse bi waaye li ñu xam te xamu leen ko bu leen ko xamoon xëy na question bi doo ko posé parce que ci waawaan beneen affaire la. élection yu weesu am na ay résultats yu am solo yu ñu am. waaye élection yii di ñëw dafa am solo parce que bu ñu demee ba li ñu bëgg ñu am ko moo di Macky Sall danañu def tout mu dem avant 2024. li muy demee mooy lan su fekkee ne dem nañu ba am majorité au sein de l'Assemblée nationale dañ koy imposer cohabitation puisque moom moo tëgg ci constitution bu bees ni mu tëgg daf ci wax ne premier ministre bi mi ngi jógee ci majorité ci mouvance majoritaire bi lay jógee donc suñu ko gagné en majorité au sein de l'Assemblée nationale premier ministre ci ñun lay jógee. te ñu jëli premier ministre ñun mooy cohabitation dana am. ñu wutali Carabane foofee jàppale ni fi mu toll nii île ba mi ngi amee jafe-jafe yu mag yoo xam mi ngi koy dund la ko gën a indi mooy géej ga na mi doxee jëm ca kaw li nga xamante ne nga lu ci bari nag nañu jafe-jafe yi bari na te itam daanaka li ci war a am ni ak ndimbal amut ni mu war a amee dëgg moo tax seen kàddu jëm na ñoom askan fay yeewoo. di sàkku kilifa yi dugal seen loxo ci wàllu gu mel balaa seen île ba di mujjee réer faf ndax île boobee île la bu am solo la muy jut ci koom ca gox sakkan na lool Alioune Sarr lay wuyoo mooy président association bi ëmb développement bu Carabane la mu dénk sunu correspondant. gis nga tey fi ñu nekk nii fi ñu taxaw nii presque loo xam ne lu mu desoon mu am 1 kilomètre presque 700 mètres laa la wax lépp ndox mi jël ko parce que Carabane dafa jono géej gi
dafa janoog océan Atlantique te am na jamono heure bi ngeen ñëw dafa neex mais am na jamono yoo xam ne vague yi houle bi dafa rëy ba moom mooy facilité de suuf si di dem te caravane booba léegi ñaan nañ fu nekk yuuxu nañu fu nekk pour ñu sànni xel muy UNESCO Banque mondiale fu nekk temps yi de ñëwoon nañu ñoom dañuy def ay épi mooy li nga xam ne dañuy def ñu protéger géej gi mun a avancer ñu ngi ñaan lancer alerte ñu gën ñu dimbale parce que li ma la mën a wóoruloo caravane xëy na man duñ ko fekkee mais su fekkee ni nii la doon continuer dina dem jamono boo xam ne caravane dootul exister day dem géej gi dina ko lekk ba mu jeex moo tax ñuy ñaan au niveau mondial au niveau de l'État au niveau des puissances mondiales ñu jàppale caravane en matière de région côtière comme ni ñu koy defee feneen parce que du caravane rek yaa Diogué yaa Ñikin yaa caravane tout ça là voilà ci région côtière bi. mu doon waa caravane ak seen ko njàmbat benn ponk la xabaaru bitim réew mi ngi soxal France élection jamono ji tembe kon ña ngay compter carte gam mi ngi noonu fi mu toll nii daanaka mit naa wax ni Marine Le Pen moom daanaka 23% la am Emmanuel Macron mi ngi noonu 28,7% xam nañ ñi nga xam ñoo war a dem ci deuxième tour donte ki nga xam seen bii nag moo di Éric Zemmour moom ngeen di gis moom itam daanaka la mu am bariwul juróom-ñaar dong la am ci ay poñ ki nga xam moo di Emmanuel Macron ak Mélenchon ñooy war a dem ci ñaareel bi sumb bi jamono ji kon France ñu ngi tàmbalee compter carte gi di xam ku ne ana fan nga tollum jàppaleen ko donte nag taux de participation bi dafa xaw a faible lool bu ñu xoolee ni la woon 2017 22% ñoo demoon bañ a voté waaye tey bu ñu xoolee fi ñu toll ni 26% ci électeurs yi voté wuñu tey jii lépp dañ koy toppaat incha allah ci ITV ci na mu gën a yaatoo sant leen gërëm lañ ci ànd beeg ñu lii moo tëj jukki xabaaru marax yi ñu bàyyi nag ak programme ITV ñaan leen ndox jàmm ak salaam ba ci kanam incha allah jaa ngeen jëf